consumption tax that the consumer is required to pay. But looking at also the design features of the VAT, it is a multi-stage tax. Unlike the sales tax that is applied just at a single point, the VAT can be applied at different stages of the production and distribution chain of a particular good or service. So it can also, and on the basis of that, in terms of its coverage, it can be applied on taxable goods and services and imports that are coming into the country for consumption. So basically, that's the VAT. This program is going to be multilingual because every Gambian, business-wise or consumer, is expected to pay tax. So we will just shift very quickly to Wolof and then later on to Mandinka and deal with the very first aspect of this, trying to see the legality of VAT as well as what VAT is all about. Mati suma ñëw ci yow léegi nii am na du yàgga dinañ ubbi line si ñi nga xam ne bëgg nañoo call dañu fi mën a call waaye léegi rek ñu leeral mbir bi VAT nekk na taxe boo xam ne pass nañ ko ci National Assembly bi du yàgga rek next year 1st January 2013 nit ñi nañ doori ko fay ana nga leeral mbir yi rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo déglu fu mu nekk nii lu ko waral ak ni moo doxee. ok Malick jërëjëf mbokk yi ñoo déglu te dañu seetaan ñu ngi leen a nuyu te di leen sargal ci programme bi nga xam ne ñun waa Gambia Revenue Authority ñoo lañ ko isil te jubluwaayu programme bi nag mooy xam ngeen ne Gambia Revenue Authority moom la nguur gi taxawal dénk ko loo xam ne ni mooy taxe wala lempo yoo xam ne ni nit ñi dañ ko war a fay ñu denc ko ci nguur kees ci nguur gi mu ngi mel ni ci kaw loolu dafa am taxe boo xam ne nii taxe bu am maanaa la boo xam ne nguur gi pare nañ ko pour dugal ko te Gambia Revenue Authority ñoom ñoo ko war a admin saytu so ci kaw loolu ñu gis ne am na fula torop pour ñu ñëw fii pour waxtaan ak yéen su ko defee ñu war leen a xamal lii VAT bi mooy lan ak lan laa jëriñ nit ñi ak lu tax nguur gi taxawal ko mu ngi mel ni value added tax bill bi ñu ngi ko néegi député yi ñoom ñoo ko taxawal mu ngi mel ni si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeri juin bi passé ni si la néegi député yi nangu ne tax bi loo xam ne la dañ ko war a taxawal si réew bi value added tax nag dafa ñëw January 1st muy at bu ees bi ñëw séntu ni si 2013 si lañ ko war a taxawal te su ñëwee liñ daan ooyee sales tax bi nga xam ne GRA ñu ngi ko daan administre years over the years moom la VAT bi di ñëw remplacer mu ngi mel ni 1st January bu VAT bi taxawee there will be no more sales tax so looloo tax te VAT bi tamit lu tax ñu taxawal ko gis nañ ne moom moo gën a loo xam ne ni na isi koom-koom wala revenu boo xam ne nguur gi soxla nañ ko pour dépasse li nga xam ne mooy seen warugal muy ay social services and other sectors yi nga xam ne dañ ko war a develop so VAT bi gis nañ ne suñ ko taxawee dinañ am revenue base bi dinañ ko waaye din ba pare te li tax tamit ñu gën koo taxawal mooy mbootaay bi ñoo ooyee ECOWAS bi nga xam ne Gambia member la si Gambia dañ signé ne ñoom tamit war nañoo doxal lii muy value added tax parce que réewu Afrique sowu jant yi nii muy West Africa yëpp fu mu nekk nii ni ma waxee yéen nii mu ngi mel ni dëkk yëpp fu mu nekk nii start nañ di operate VAT at yi passé nii yëpp ba mu des Gambia Liberia ak Guinée Bissau so loolu moo tax ñun tamit comme mbootaay googu bokk nañ ci te signé nañ ko bon suñu wargal as a Gambia government dañu war a lifin VAT bi tamit so loolu moo tax VAT nag mu ngi mel ni consommateurs yi ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo marchandise yi ñoom ñoo war a fay tax bi nekku ne nag marchandise yëpp nga war a fay tax xam naa si kanam dinañ waxtaan yu because law bi study nañ lifin bii ni VAT bi nga xam ne affaire yi pauvreté yooyu yëpp dinañ seet naka laa impacté si nit ñi ba nga xam ne jël nañ taxawaay yoo xam ne ni am na certaines marchandises yoo xam ne goods and services yoo xam ne yooyu waruñ ta fay VAT so ma emalegum foofu noonu ba si baax na toog fii pour kalama Mandinka bi Fafa Nding Cham Fafa ni yekuma moy ble ba Malik baraka bake badigolu comme Matia fo nyamin to lebon nang GRA
pour kanaja nale kacha namo kutola me alonko ning ala nesi ala mabela memu January 2013 ni namo ni ngabe commencer la ni banko kanja o namo ni atomu mendi wala mu value added tax te ko matelbe sela namo do noto jam me alonko sales tax le memu me alonko santen jiare wala mu bundame marta namo kanula e kawo namo yin kanin ñim vaddu men kata nam kuto inde namo nabe dunna banko kan jannabe commencé la fo loi de da membe sonna wo namo pour ya dundi banko kan o loi ñi nale hakilo bakan jun karotili mo anin warawla na dibitolu dibite bungoto sonda ñi loi la ko January karo ni ala nese ala 2013 ñi namo kuto ñi anyanta commencé la Gambia banko kanjan ñindu mu namleti ya ala dungo dalilo keta menti wala munti lonna la kiskisroto ya jela ko ñi namo ñi atele kono fanuta abe sayla men noto men keta sales tax nin ko mu namo la yirwala karol nin ko wala mu vat atele yirwata atele kan namu jama sambanan o dundi mansala ranke sokono men tambita sales tax la lonna la kiskisro futata waldo donc na Afrika tili jela jang kafo me kafa e ECOWAS o kafo dingolu me alon ko Gambia dabe wol konole olu isonta luwale ka me ECOWAS VAT protocol me alon ko luwale mu warang den na kumala mu me alon ko ECOWAS bankol bele den da ko kay nam ko to dundi la bankol kan bo ni nata jibe nyim bankol men be o ECOWAS kafo nyin kono danaka nin kum Gambia Guinea Bissau anin Liberia ñim banku sabol damal tuta je folo men yalo manyi namo commencé so walatina Gambia masakunda je ko kumala namula muyti me alon ko akumada pour ka ñin kafola kuma ka ñin ka londi ka bamban wala ne fana je ko ni ala nesi January la 2013 wala en sango men kana ñin namo ñin abe dunay banko kanja namo ñi nga temu menti wala mu mol menni ke fanna fa marchandise la men ya lon ko ñi namo ko menni ko marchandise waave wala ñanta ñi namo kanina o mol wala be ñi namo jola donc mu namo ñi menni be fanna fa la o marchandise la waran o service la wala be ñi namo jola mol ya men ya lon ko kay marchandise waave ni wol ya kanitol bul wol fanamba kasabila nyokan yena jo jiare men keta kafode membe lorin ka mansala namo kanin o nam kodo nyi mansaka wala kafunyola ka banko dapans o kol chala men keta banko la yirwa kol di men keta development projects nyolde l'hôpital be wol kono le silol be wol kono le ku jama mansaka men di dapans banko dogo kuna abe nyi namol men ka kafunyoga nin ku mun na dalilo jambi television do wala mu ka mol kacha nyan men keta banko dingoldi ani men be siri nyim banko kan ni kacha nyi namu kuto nyi mealon ko amina duna Gambia banko kan 2013 malgi puruka kumo sujande nko munyina munna na dalilo ti jang bi marina exitio legi ni wa yara ma del war rek ci ki nga xamne moy VAT project manager bi de Essa Jallow Essa yes. We understand that the VAT will increase the revenue base. But first, can you tell us the difference between the sales tax and the VAT tax, and why VAT now? Okay, thank you very much, Malik. Sales tax, you know, is the consumption tax that we currently have. It's also a consumption tax in terms of what it targets. The current sales tax we have is targeting, you know, imports. When goods are imported into the country, they pay sales tax. Goods that are manufactured in this country, they also, you know, they attract sales tax. Services also attract sales tax. But, you know, looking at the difference between now sales tax and VAT here is, VAT is consumption tax, but it targets more goods and services. In other words, for VAT, it targets all goods and services, except just the few that are exempted in the law. Whereas, in terms of coverage, you will see that, you know, sales tax, apart from manufacturers, it is not extended to the other goods. And when it comes to services also, it is just certain services that are, you know, listed, you know, which should attract sales tax. Whereas VAT by design would not say, okay, these particular services are going to be subject to VAT and others are not going to be. It is going to target all services,
all goods except just the few that are exempted, and